monté ko defar ko ba mu baax après ñu yeggale bon tey dama ñëw pour def taxaw seetlu ñetti taxaw seetlu laay def bi jiitu mooy d'abord ci li nga xamante ni ngeen seetlu ko bu baax a baax def naa live bi mais yeggul mooy kaaw Iran Ndao nga xam dañ ci war a wax naa wax aussi ci xumaan gën man xumaan ci ñaari contradiction yi muy def ak Iran Ndao naa wax aussi ci kaaw Iran Ndao ak Cheikh Diop c'est-à-dire foofu laay waxee quoi te boo xoolee sax ci loolu lay taxaw Cheikh Diop su ma koy wax mooy ki nga xam ni moom moo demoon taal boppam buntu palais parce que damay bëgg sénégalais yi li nga xam ne d'habitude duñ koy seetlu ñu seetlu loo leen ko parce que des fois ñun ñëpp dañuy nekk ci activité dëkk bi coono yi dëkk bi dang-dang yi mais baax na bu baax a baax ñu leen di wan yu bari yoo xam duñ koy faral di seetlu parce que li ne fàng en général dañ koy gis ba doo ko seetlu ndax li muy nekkee fës ci sa bët li jiitu d'abord maa ngi commencé ci Iran Ndao dafa am lu mu njëkkoon wax benn émission bu muy def xam ngeen ko mooy diine bi muy def foofu noonu ci seen TV ngeen xam ko yéen ñëpp mu def benn sortie wax ci benn émission ne moom du musa politigal kenn maanaam mënul politigal Seydina Mohamed di politigal keneen ñu déglu ko te ñoom. du ma politique am naa wóllare buy politique dama ko ne mënoo maa woo invité sa benn meeting mu ne ma yow ma ni ko mu ne ma kon ma daanu li lay wax arrangé wu ma yow kenn nañ xaritoo rek nga dem ma dem waaye man sama yëf dugalu ma la ci wax lu ma la ma ne kon ndokk man dama dul politique sax kenn mënu ma ciy dugal kenn fu muy aw duma fa jaar na leer parce que mënuma politigal yonent bi di politigal keneen mënuma politigal diine di politigal leneen. voilà léegi dégg ngeen élément bi li mu wax nee na moom macha allah nee na moom du politigal kenn ku dul Seydina Mohamed alhamdulilah ci loolu lañ jàpp gëm ko mu nekk prêcheur nekk koo xamante ni ñëpp xam nañ ko Sénégal mu siiw ne moom politique gu Seydina Mohamed lay doxal politique gu Seydina Mohamed nag dafa yaatu ñun ñëpp ñu ko gis c'est-à-dire politique gu Seydina Mohamed li ci laaxatu bari na ndax politique biy dox Sénégal Machiavel la te ku ne xam nga Machiavel mooy lan mooy politique boo xam da ngay jëmale ci sa bopp mais après loolu Iran Ndao dafa am lu mu wax quoi ñu dem jëlee li mu wax ci Khalifa Sall ci arrestation Khalifa Sall ñu jëlee ko. Khalifa Sall nag moom yàllaa ma ko bëgguloo loolu yàllaa ko def man maa ko bëgg Khalifa bëgguma xëy man maa bëgg Khalifa te ku ma bëgg li may dimbalee jàpp ci Khalifa mu génn man Khalifa mu génn lu ma am moo ma ko gënal moo ma gënal oto moo ma gënal kër moo ma gënal alal moo ma gënal lépp yàlla mooy xiir nit ci nit Aboubacar Sadiq danoon maa bëgg Muhammad mënuma ci dara mais Khalifa maa ko bëggal sama bopp te du ma dellu gannaaw buñ ko tëjoon 1000 ans maag moom la man du ma politique man ku ma àndal di politique ngay ñàkk parce que politicien bëggul nga wax li am man bu ñu àndoon tey nga sàcc dara bu ñuy mitin dama naan ngeen jàppale waaye sàcc la nag waaw man samay wax arrangé wul politiciens yi man xam naa ko ñoom xam nañu ko aussi man dama xajul ci yooyu. dégg ngeen li mu wax ci Khalifa Sall est-ce que dégg ngeen li carrément Iran Ndao wax ci Khalifa Sall léegi maintenant dafa am lu am benn nee na moom jël na du politigal kenn àndul ak kenn du politigal kenn maanaam Seydina Mohamed lay politigal sallallahu alayhi wa sallam ñu jóge ci loolu mu ne nañ bàyyi Khalifa Sall dégg ngeen li mu wax ci Khalifa Sall ok mu wax ci Khalifa Sall expliqué propos yi mu wax ngeen dégg ko te lépp li mu wax lii yëpp matul at li mu fi wax nii yëpp matul at ñu jóge ci loolu encore léegi après Khalifa Sall Iran Ndao dafa am lu xew parce que Iran Ndao day organiser ay jàng benn guddi gàmm bu mag boo xam ne da ko tuddee guddi Seydina Mohamed boo xam ne da koy def Thiès chaque année da koy def guddi gu mag la da koy def dafa am lu ci xew ñu dem dégg li ci xew. waaye ma gërëm nag suma jigéen sama xarit bu ma yemee foofu nga xam ko Sénégal yëpp xam sama diggante moom muy soxna Marème Faye Sall sama xarit la loolu yéen ñëpp xam ngeen ko. yëkkati 5 millions jox ma ne ma gàmmu dafa métti de jël ko nga defee ko sa préparation yi. li fekk na li première dame soxna président Macky Sall man sama xarit la. xam nga man bokkuma gaa yi nga mu ñoo naan way politique gu ma ñi ay yambar lañ rek kay tuxa ngay tux kay naana ngay naan ñay saaga ndey ngay saaga ca mbedd ma nga ne yow li nga bëgg a wax doo ko wax nit ñi ñooy ñan moo nañ góo. léegi dégg ngeen li mu wax c'est-à-dire li tax may def lii mooy pour ngeen seetlu bu baax a baax ñun ñan lañ amal affaire ñan lañ séqal suñu réew ñan ñoo ngàbb suñu kaamil alxuraan dañu waar ñan lañ jox jëmmu kilifa Sénégal ñan la ñuy déglu ñan ñoo nekk ci télé yi di wax moo tax ma leen di seetloo point par point parce que nit lu mu gàtt boo xoolee ci sa bopp xooloo ci yàlla nga xool ci ñi lay xool ñi nga xam ñi ngi daje yow bés bu jot parce que yàlla moom yaa xamtiwul moom ñu jóge ci ne dégg ngeen ko lu mu wax ci Khalifa Sall day def ay jàng dégg ngeen jàng yi li ci xew wax na carrément ne Marème Faye Sall da ko fekk may ko léegi pare na ci Khalifa Sall waxatul waxi Khalifa Sall nee na Marème Faye Sall da ko may 5 millions léegi dafa am lu xew léegi bi nga xamante ni Cheikh Diop dem na ci buntu palais bi taal fa boppam dafa am lu Cheikh Diop wax lu gàtt la rek déglu leen baax a baax li Cheikh Diop di wax
ni moom la def pour jot ci ñi nga xamante ni parce que Cheikh Diop dañoo dagg loxoom foofu noonu loxoom bi dañ ko dagg ci biir kaso bi mu feebar ci loxo bi dagg ci kaso bi parce que piqûre lañ ko def piqûre baaxul mu infecté ñu dagg loxo bi mu topp ci état ji daw pendant 1 an xaw ma 2 ans ñu dem déglu Cheikh Diop lu mu wax. ñu ne ma incha allah bu opération bi dañee après ñu bàyyi la nga dem sa kër lépp lu si wax dinañ ko def ba président joxe na instruction pour boo génnee danteeg ñu yóbbu la Paris monter la protège pour nga gën a mën a soulager wu lépp lu si war say droit yëpp dinañ la ko jox. bi ma génnee sama avocat maître Assane Diamo Ndiaye mu saisir agent judiciaire de l'État Antoine Diome mu ngi ko saisir le 17 janvier non le 1er janvier 2017 la ko saisir ba jusqu'à présent 1 an Antoine recevoir na ma 2 fois woowu ma négociation dama yaakaar ne nit moo gën a fort kayit Amadou Ba frère am bu ñuy wax Nazer Ba yóbbu na ma ba këram mu jël rapport médical bi lire jël dossier yu xool ne dinaa wax Antoine dafa voyage yi dinaa ko wax incha allah mu woola ñu fay la jusqu'à présent ça fait maintenant 2 ans bon dama ne rapport médical kayit tribunal yooyu nit moo ko gën a fort nit ki nga xamante ne ni nekkuloon fii Sénégal di liggéey bitim réew la nekkoon ndogal bi arrivé ko mu jógee si un médecin d'État parce que pénitencier c'est démembrement de l'État c'est ministre de la justice ba léegi jusqu'à présent Antoine Diome amul kilifa bi nga xamante ne ni dew mu si moom pour mu ñaan ko njëkk ak teraanga Antoine njëkk dañ koy maye njëkk dañ koy maye boobu ba léegi nag vraiment sës naa quoi sës naa. waaw léegi dégg ngeen Cheikh Diop lu mu wax léegi Cheikh Diop ah buñ ko joxoon 5 millions yi ñu jox Iran Ndao est-ce que Cheikh Diop dina xaru est-ce que dina taal boppam buntu pale est-ce que dégg ngeen Iran Ndao li mu wax ci Cheikh Diop dafa ni Cheikh Diop Iran Ndao dafa ni Cheikh Diop ne bàyyi leen xajamal xam nga mën na wax sax ni xaru baaxul dama bëgg mu leer ñun ñëpp ànduñ ci xaru cautionné wuñu xaru kenn warul xaru ak lu metti yàlla moo fi ne kenn warul xaru nit da nga war a gëm yàlla mais dama ni l'islam dafa am ay normes yu muy doxee yow da nga ni politique gu Seydina Mohamed ngay politique gu Seydina Mohamed mooy li Seydina Omar waxoon ah ne waa ji dafa sàcc ñu bëgg dagg loxoom Seydina Omar ñëw ne général bi lan la waa ji sàcc mu ne ko lu mu lekk la doon sàcc mu ne ku dagg loxoom yow dootuñ mu ne général bi ku sàccati fii lu mu lekk du ma dagg loxoom sa loxo laay dagg yow ndax war nga organiser wu ba nga xamante ni yow képp ku wa nit du xiif bay sàcc ndax yow yaa yor nguur gi parce que njiit yombul léegi bu fekkee ni yow argent contribuable bi yëpp ngay jël di ko fowe di sàcc àllu réew mi di ko yàq Cheikh Diop dafa dem taal boppam parce que dégg ngeen histoire bi moom moo ko wax ne dafa dem palais dafa dem kaso bi ñu jàpp ko tëj ko piqûre bi baaxul mu infecté ñu war ko jugé wuñ ko ñu dagg loxo bi ba pare bàyyi ko mu topp si ñoom ji daw dem ba buntu palais Iran Ndao nee na ndax palais bu xarukaay la damay laaj ndax xarukaay dafa am léegi nag problème bi mooy Marème Faye Sall moo graaw Marème Faye Sall du bàyyi li tax may def live bi mooy li tax may def du moins sa interview bi mooy li tax ma def lii mooy sama live bi dañ koy dagg keroog may def si Iran Ndao dañ ko dagg moo tax ma ñëw dama ni Marème Faye Sall du bàyyi wari bi Marème Faye Sall di envoyé xaalis biir këru Marème Faye Sall la nekk Marème Faye Sall du bàyyi elle est déterminée mais problème mooy addu kalpe lam jaral addu kalpe bu mu ñëw di jël kalpe bu ko jaralee borom kalpe du dem les gens disent que Macky Sall élection yi da ko jaral lu ne pour mu ne am 2e mandat jaralu ko dara man la gën a jaral mu jóge fi que moom man gëm naa ne Macky Sall maa ko gën a déterminé wu téeméeri fukki junni yoon te lu mu ci bax dinañ ko ngeer sàcc na jaxase na fichier électoral yi jaxase na carte électeurs yi te dama koy wax ma ne Abdoulaye Wade 27 milliards lañ ko jox mu indil ñaari carte électeur carte d'identité dana manqué wu ci am benn problème Macky Sall 54 milliards xam nga 59 milliards la def ci benn carte te baaxul yii dañ ciy def photo jigéen sa tour nekk ci yii da nga dem ci fichier électoral bi ñu ne fi nga doon photo ñu ne photo fa sax loolu benn parenthèse bu mënoon tijji rek quoi léegi xool leen Iran Ndao du ma politique gu Seydina Mohamed laay def jóge ci loolu mi ngi ci Khalifa Sall parce que Khalifa Sall yaa ma gën a xam dafa doon dimbali ñu bare bari ci seen jàmm yeeg seen gàngu yeeg yooyu xaalis bi ñu ko jàppee ni yëpp xaalis bi ñu doon jox nit ñi la ñu jógee ci Khalifa Sall mu ñëw encore Marème Faye Sall ñëw mu daal di commencé fekk si ko ci li Khalifa Sall doon def ci moom mu bàyyi Khalifa Sall foofu nekk ci Marème Faye Sall Marème ku baax la nee na Marème Macky Sall ku baax la mais bi mu amee audience ak Macky Sall woo ko téléphone di ko jaale wala mu toog Macky Sall di wax ak moom lu tax wax ko bàyyi Khalifa Sall bi mu ko kon ni mu toogoon ci télé bi di ko wax donc maintenant yéen seen prêche yi ngeen def ak seen wax yi c'est juste pour vous rapprocher de Macky Sall boo leen ko jegeen après pare ngeen si
ok noonu la demee léegi nag ñun Sénégal dama bëgg ngeen xam ni Cheikh Diop bu fekkee dafa xaru jàppal ni yow Iran Ndao bokk ñu bu fekkee dafa xaru ñun gëm nañu xaruwul dafa dee ñoom yéen a ko rey mooy yéen nga xam yéen a ngi lekk xaalis contribuable bi yéen li ñu leen sant mooy xam nga lan yéen waaraatekat yi yéen imam yi yéen sëriñ si ndaw si ngeen xam yéen a ngi topp ci ginnaaw Macky Sall di daw xam nga lan leen sant mooy ngeen wax ci Sénégal le 29 mai 1969 le Sénégal légalisé cagatu prostitution ngeen baal ma ci baat bi jigéenu Sénégal am na droit jaay boppam te ay jullit lañu ay catholique lañu ay jullit lañu te amul benn religion bu nangu prostitution dañuy jaay seen bopp Sénégal am na 7 associations yoo xam ne ay association ay collectif ay association yu booloo association yoo xam ne association prostitution la prostituée la ay jigéen yu jaay seen bopp yu créé association yoo xamante ni pour défendre prostitution la mu am 700 membres actifs am na Sénégal donc loolu léegi man dama jàpp ni waaraatekat bu ne yow politique gu Seydina Mohamed ngay def yow ci loolu nga war a focus maanaam ci loolu nga war a nekk loolu nga war a góorgóorlu fexe noo ko leeralee Sénégalais yi xamal leen ni du yoon suñu doom tudd Mame Diarra wala ma jël sama doom tuddee ko sama yaay mu tudd Astu wala mu tudd Awa tudd wala mu tudd Fatoumata Bintou dem yor kàttam di prostitué wu ministère de la santé di ko jox ay subvention maanaam jigéen buy cagatu Sénégal ngeen baal ma buy jaay boppam Sénégal moom su feebaree su demee ministère de la santé da koy jox carte boo xamante ni bu feebaree 20% lay fay ci faju bi bu jël ordonnance 50% lay fay boobu fekk na jigéen bi baax jub jaar fi mu war a jaar normal su feebaree bu demee jëkkëram day bëgg a dégg ordonnance parce que dafa baax dafa jub léegi nag ONG yi ay Oxfam Osiwa ay ñoom Open Society dañuy dooleel mbon gi di ko pousse dugal ko ci ministère yi dugal ko ci assemblée yi assemblée nationale ba kii dugal nañ fa loi boo xamante ni xale bu jigéen bi kenn dootu ko mënati maye bu amee 16 ans tant que amul 18 ans boobu fekk na xale jigéen ñi ngi am 16 ans 14 ans toll ni seen ndey mel ni ñu war a mel ñu war leen maye ci dëgg defuñ ko di dindi politique gu Seydina Mohamed ngeen nekk fi ne moom ngeen di défendre ba pare topp ci ginnaaw ñi nga xamante ni ñi ngeen di jiñ ay franc-maçon di leen jiñ ay góor jigéen ngeen war ko waxtu waxu leen ko loolu mooy premier partie ma bëggoon wax ak yéen ma ñëwaat. bàyyiwul ba wàcc nguur ñu laaj ko mu ne Marème ku baax la bàyyiwul ba Marème wuy ji boromam yàlla na fi yàgg mu ne ku baax la daan ne ci digg donkaa cité am ne budul woon moom du ma yegg si fii ci jamono bu góor di rey jabar jigéen di rey jëkkër président gërëm soxna kon li nu war a def kuy jigéen fii royal Mariam ku fii góor royal Macky ci gërëm sa jabar kon li nu war a def kuy jigéen fii royal Mariam ku fii góor royal Macky ci gërëm sa jabar jël Fatoumata Bintou Rasulallah di ko tëkkale ak Marème Faye Sall Iran Ndao booy jaayal sa ngor mais bul jaay suñu diine bi Iran Ndao respecté Sénégalais yi ngir yàlla respecté leen suñu diine bi jaay leen seen bopp jaay leen seen ngor yàq leen seen bopp mais bu leen yàq suñu diine bi ndax kat man Marème Faye Sall gënul sama yaay gënul yaayu 14 millions Sénégalais yi def fi dara argent contribuable bi lañ jël jox ko sëriñ si ngeen neef yëpp sëriñ si neef yëpp ak ñi nga xam dañuy waaraate genn wàll gi topp ginnaaw Marème Faye Sall ak Macky Sall di wax yëpp xaalis bi leen di jox xaalisu jaaykatu caafe la leen jox xaalisu ñiy liggéey ci boulanger yi xaalisu ñi feebar tëdd ci hôpitaux yi la xaalisu baadoola yi nekk ay kilomètres amuñu ndox amuñu courant xaalisu contribuable boobu lañ leen jox ngeen koy lekk du ngeen ñaan lu nangu seen ñaan ci fiir courant yi lay yem loolu il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam ni yéen seen diine yéen da ngeen ko foowee diine bi ngeen jàpp di ko foowee pas-pas wanewu leen ko parce que nit boo fasee ne xeexal diine il faut nga am ay position il faut nga am looy jël il faut nga am looy bàyyi mënu leen bëgg mel nu leen neex ba pare di xeexal dëgg mënul nekk loolu mënul nekk parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mi nga xam moo gën ñëpp sax da doon dund ay jafe-jafe massa yéen da ngeen bëgg mel nu nekk am oto am 4x4 nekk ci conditions yi yéen ñëpp genn wàll yëpp ay passeport diplomatique ngeen yor ñu ci bëri te état moo leen ko jox liggéeyu leen dara Sénégal lu ngeen ko joxee seen yoon nekku si yow sa gàmmu daal nañ la jox 5 millions te Iran Ndao yow li nga jaayee sa bopp sax li nga jaay diine bi sax dafa tuuti 5 millions nga jaay ko suñu diine bi 5 millions ay milliards 5 millions lan la réglé léegi nag yamatul loolu nga dem toog ci ay congrès léegi ñu ŋàbb la def la géwal ngay politique taxaw jàkkaarloog askan wi naan ay Marème Faye Sall mooy soxna Khadijatou mooy soxna nangam mais il faut respecter les Sénégalais il faut respecter suñu diine bi respecter sa taxawaay respecter sa bopp doo xale mag nga respecter leen nit ñi quoi c'est le minimum fekkee ne mënu leen noppi mais ngeen génn dëkk bi quoi parce que ñëpp gis nañ Sénégal ni mu demee ay nit di rey seen bopp di xaru ñu leen jox xaalis bi nga xam ñoom lañ ko war a jox Cheikh Diop bu ñu ko joxoon 5 millions kenn waxatu ko kon du xaru kon jàppal ni yow 5 millions li la jox Cheikh Diop moo gën a yelloon waxoo ci loolu nga taxaw di ko xas di ko ŋaañ di expliquer ba tey défendre ñu ko xaru nag deuxième partie bi nag maa ngi ñëw ci